waaw mais au fait xam nga man choix bi ñu nekkee ban depuis bu ñu nekkee xale ñun ñëpp dañ nekkoon génération boo xam ne on était dañu concentré woon trop ci affaire de américain suñu génération bi ñu gën a nekk xale donc on suivait les américains di leen seetaan ci télé bi di solo comme ñoom di jéem a wax comme ñoom et tout ça donc forcément musique bi tombé woon ak génération boobu on était obligé adopté wu ci parce que ñun juste avant ñun suñuy mag ay disco lañ doon déglu ay disco ay pop affaire yooyu noonu yeneen xeetu musique ñun bu ñu ñëwee tombé ci génération rap tey am na beneen génération boo xam ne dafa ñëw deful rap trap la ñuy def ba tey bokkul ak rap donc loolu moo ñu gën a influencé après ñu nekkoon ay révolutionnaire boo xoolee xeetu rap bi ñu doon def ñun fii Sénégal en fait bi ñuy def fii Sénégal bokkul ak rap bi nga xam ne américains yi moom la ñuy def bokkul ak bi nga xam ne par exemple français yi moom la ñuy def ñun suñu bos dañuy dem ak respect am na mots yoo xam ne waruñu ko wax donc dañuy seet voilà dañuy dénoncer ay affaires dañuy joxe ay conseils par rapport ak musique bi donc en fait lu positif kese lañ ciy demee quoi donc ci lu positif kese. waaw li ji bi wax rek c'est-à-dire que comme le en fait comme lu ko ji bi wax rek ñun ñëpp ba ñuy xale on avait envie di def ay affaire toppandoo ay américains comme ay Criss Cross wala Daddy Snow et tout et donc créer ay groupe de danse fecc kaf foore moo ci dugaloon et je pense que ne du ñun rek boo xoolee presque daanaka rappeurs yi presque noonu la ñu duggee ci mouvement hip hop bi donc à part peut-être génération bu bees bi mais ñun suñu génération ñu majeure partie noonu la ñu ci duggee donc dafa nekkoon loo xamante ne dañ doon imiter américains yi parfois ngay déglu ay rap américain à la rajo yore sa cassette mu yore la nga yor ko di koy yore di koy déglu chaque fois teg ay musique si bopp koñ bi 6 heures ñëpp toog ngeen teg musique bi et puis voilà loolu moo ñu dugal gars yi si je pense ni loolu moo ñu dugal ci musique. baxaw bu ma xëcc parce que man man football laa doon def donc dama doon football en même temps di jàng et tout ça comme suma rak la man dama mës a nekk koo xam ne damay protéger samay proches donc au début parents yi bëgguñu woon te comme moom moo ci nekkoon et tout ça ay tofa la ñu moo topp ci man des fois bu doon ñëw su guddee woon ñëw kër ga ñu koy créer et tout man maay taxaw jël part man maay taxaw jël opposé wu révolutionnaire xam nga ne bu leen ko laal bàyyi leen koy tout ça donc à un moment ma xam ne da doon compliqué trop ci moom ma ne obligé léegi fu mu nekk nii mënuma ko tere mu def affaire bii nii te bëgguma aussi ñu def ko ci dara lu ko metti donc man damay obligé def ko parce que suma kër am naa fa benn taxawaay boo xam ne dañu am sama kersa donc ma ne bàyyi ma dem topp ko ci isa bi Tafa ci la Tafa ñëwee parce que Tafa laa doon àndal man moom mu doon ànd ak Betchet ak Fat donc man ak Tafa ñoo doon ànd Tafa bi mu déménagé ñëw moom tamit dafa nekkoon di rap au niveau de Thiaroye Guédiawaye tout ça bu mu ñëwee pour ñu def voilà Tafa bi ñu ñëwee pour def fusion bi déjà bëgguma woon sax gis Tafa kese muy ànd ak ñoom quoi muy ànd ak ñoom man ma nekk de l'autre côté tout ça ma ne man damay rallier déjà benn pour Tafa beneen bi pour Baxaw donc loolu moo ma noonu la ma xëccee ci hip hop bi moom. d'accord Baxaw yow nag formation ak sa parce que moom ak Tafa la woon yow ak ñeneen. waaw man ak Fat ak Betchet la woon donc comme ni ma ko expliqué Fat ak Betchet c'était presque mes meilleurs amis ñoom laa màggandoo ñoom laa fowandoo et tout et puis donc bi ñu demee ba ci dégg bi comme que ma expliqué man souvent su ma daan ñëw dañ ma daan créer foo nekkoon et tout su ma daan am ay lox ñu jàpp ma wat ma et tout donc moom mënul woon digérer loolu parce que comme ni ma la expliqué parfois mag dina gis rek am lu koy sonal ci kër gi mu taxaw défendre ko et puis par la suite si la ñëw dugg ci groupe bi et puis bu mu duggee ci groupe bi on était 6 ñun 6 on était ñun ñi 5 ak Alain benn xaritu Tafa après par la suite ci la Alain génn mais n'empêche que quand même continuer nañ groupe bi à 5 après yàlla def Fat ak Betchet dem ñu continuer ko à 3 après yàlla def Tafa dem ñu continuer ko à 2 et puis di ñaan yàlla ñoom ñëpp dellu si waat. yaa formation groupe bi expliqué nga ko mais sànq tamit ñu ngi doon waxtaan ci groupe bi li mu tas lan moo la ci gën a métti yow. au fait man départu Fat ak Betchet daf ma métti parce que lu tax daf ma métti parce que en fait si tu veux benn album kese lañu jot a def et c'était des personnes yu am talent surtout Fat il avait une voix bi nga xamante ne mosuma ko woon gis si àdduna Fat da daan way bu daan way ay Solange wala non wala ay Talibé mu ne maa bañ a jooba da ngay sentir ne carrément am na benn voix njaago bu nekk ci moom dafa nekkoon suñu fort donc tey bu demee daf ñu doon métti ñu ñëpp et puis Betchet aussi dem Betchet nekkoon ku amoon càcc ci groupe bi amoon benn présence scénique mu dem aussi mu nekk loo xamante ne métti na ma trop
après par la suite parce que bon man demu Tafa par contre xalaatuma ko woon parce que je me suis dit que ne moog ji bi amoon nañ fi ñu jaar bu yàgg et mais bon yàlla moom mooy décider et le destin de Dieu il est inévitable. waaw kër ga la dëkkoon donc pendant plus de 17 ans donc fa la dëkkoon fa la defee léppam parce que si tu veux mun nañ la fréquenter wul sax bi mu déménager fi mu nekkoon parce que nit ki boo dëkkee si benn gox yàgg fa trop boo déménager da ngay amaat da ngay perte repère pour mit ña nga dëkkal donc toujours da ngay obligé di dellu si quoi en fait. après par la suite bi Tafa demee mu nekkaat loo xamante ne mu nekkaat beneen choc encore pour ñun ñu gëm yàlla rek toujours continuer ko à deux et puis voilà. ñaan yàlla xëy na un jour ou l'autre ñoom ñëpp dinañ ñibbisi parce que yàlla def na ñun ñëpp a ngi fi ba léegi te ku ci nekk am nga talent donc voilà. waaw mais man en fait nekk loolu lu ñu mënoon a digérer parce que dafa ñoo xam ne da ngay grow up ak ñoom da ngay màggandoo ak ñoom à un moment ku nekk di jël sa yoon mais beneen côté tamit relation yi moo ci ëpp importance quoi parce que tey ak lu mënti xew ba tey ñu ngi déggante ñu ngi nekk ci ay termes yu baax ñu ngi. ku nekk ci lu nga ne bu ci sa morom jegee da ciy jàpp dara changé wul à part que nekkatuñu ci même groupe mais ku ci nekk tey jii boo nee Fat da nga naan Fat bu Dabrens boo nee Tafa da nga naan Tafa Dabrens boo nee Betchet da nga naan Fat dañ dem ba am benn sant en commun mooy turu groupe bi donc mooy suñu sant ça veut dire moo doon suñu papa moo doon suñu yaay mais fa ñu comprendre aussi ne papa ak yaay dinañ am ay doom bés dina jot quoi doom yëpp dem. doomi jigéen ñi di nga leen maye doomi góor yi nañ demal seen bopp donc noonu leen ko jàppee rek n'empêche ñoom ñëpp a bokk. voilà. est-ce que am na benn anecdote boo xam ni yéen doo leen ko fàtte soit mu nekk ci seen i début wala anecdote boo xam ni da ngeen dem xeex am fa soit parce que début bi rap c'était mal considéré. ñu demee concert Mboro promoteur bi daw ñu fanaan ci àll bi génn cité bi dem tëdd ci ñaay bi. loolu lu ñu ko fàtte maanaam maire for ñu dugal ñu si kër gi ndeysaan maire bi dese na yaay soña ñu lekk affaire yi di ko xool affaire yi rafet ba mënuñu ko lekk. am na ko yàlla yërëm sax maire bu baax ndeysaan. lu ñu fàtte loolu naka la demee loolu. mais daf ñu jël ñu yóbbu ñu Mboro cité mbay ba ñu dem jouer fa. concert bu neex ñun bi ñu nekk di dóor concert bi di affaire yi di neex ak public bi soo ay compté na xaalis bi moom ba lem yoonam ñun xamuñu dëkk ba. ñu pare di waseet gisuñu ko te cité boobu noonu cité boo xam ne la cité. bu ñu paree ku nekk sa papa lay jël si yóbbu la si kër ku nekk sa papa lay jël si yóbbu la nga dugg si kër après ñun kese ñu ne fa donc bi ñuy njëkk a dal ñun tax Mboro si boppam moo grand yaa fa léegi mos nañ fa ànd ak positif la sul tamit ak ay slam révolution tout ça affaire bi. fanaan ci kaw podium bi ñu fanaan ci kaw podium bi lañ fanaan yooyu du ñu bëgg a rey yooyu metti sax après gardien moo ñu may kengeli ba bi ñu yeewoo fajar pour ndekki bi ñu fa delluwaatee aussi pareil waa ji taw ñu génn cité bi ndànk. dem nañu Thiès tamit di concert tamit promoteur bi pare gisuñu ko ñu war a ñibbi wuñu jour boobu je me rappelle ñoom Mao ñu ni fi scandale bu rëy quoi ñu ne dañu bëri woon histoire nag. léegi mais promoteur bu Mboro bi après gis ngeen. mais léegi nga gisoon léegi mu fay. gisoon léegi suñuy fay. ba tey gisoo leen ba tey dañuy fay de. loolu ban année la woon ay yan suñu début yi la woon ba tey mosoo leen ko gis. non boo gisee waxuñu ko. bu Thiès bi nag. ba tey gisuñu ko bu Thiès bi keppoon na mais bëgguma wax turam. mais non bu Thiès bi ban moment la daw en fait moom tamit comme noonu dafa controversé. bu Thiès bi kooku nandite la ñëpp a demoon kooku yóbbu woon na groupe Dakar yëpp la yóbbu ay ñoom BMG ay ñoom Black Spirit Mbolo ay Black Mbolo ay ñoom Mao BBC tam Mao bi ana ni do temps yi sax juróomu Mao moo ñu abaloon bague de baseball ak baseball bi maa njëkk a commencé scandale yi dama chaise yi et tout ça gars bi bu ñuy te li graaw ñun dañu egsi ay 17 heures fekk ñëpp a ngi fa mu jënd na ay 30 kilos mburu téye ko nii ne pour reer yi la xam da ngay gëm na ay soosu yàpp ak yu xew yooyu ay ginaar ndekete mburu kese la dara amul mburu kese la mburu kese non ku ñëw mën na la yow nag lañ doon xaar loge ñëw ci ay kër ñi xam nit dem fa concert bi waaye kenn gisu ko ba tey mais ñun noonu ñun dañu teel a defar dañu dégg suñu bopp dañu teel a jóg suñu bopp ñun dañu yàgg muus dans ren laal doosa xaw ma benn soirée doosa laal fa benn enquête fa benn wecc benn ñam fa ñaari morceau dem suñu ñaari morceau préparé ñu taxaw ne la gars yi kaay ñu xeex parce que lii du yoon andi xeex fekk boobu defar nañ suñu bopp léegi après bi ngeen gisee promoteur boobu dañuy ay fàttali rek après ngeen ko gis wala ay temps non man gis naa ko après man dama bëri man dama doon dem man dama doon rocceeku ndànk seeti nit pour xeex ak moom koo xam ne da nga yàq noonu lay def ak yow. pourtant ñu bëri nag bëri histoire bi ci Baxaw nañ koy xaar. moom mooy kii non Baxaw dafa bëri histoire non man nag dama kii nag non en fait man bu bëri histoire c'est-à-dire dama. da nga impulsif. dama réservé bu mu ëpp trop. donc dama réservé bu mu ëpp moo tax su ma génn bëriwul du ma kii parce que dama naxari deret man mënu ma négocier et puis femme yu bëri yu xew ci dëkk bi yoo xam ne d'accord uma ci donc je préfère toog
ni ma mel. mais naxari deret bi du dara rek xam naa deretu jolof beeg deretu waalo bi moom mooy kii mais bon ñu ku ñu xam nañ ne on est des peace. Jamis. yow moom maa ngi yow. peace. donc am na tamit loo leen di faral di def tout le temps muy match mbalaxmaan contre rappeur. idée boobu naka la germé ba ñu def ko ak première édition bi. ndax déjà dafa amoon ay moments yoo xam ne wax hip hop bi dañ doon am ay bif yu metti ak mbalaxmaan yi xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku ba nga xam ne kenn du laal sa morom et tout ça am benn jour Éric Senghor suñu benn xarit la quoi ñu dañ doon ñoo bokkoon koñ Libération te moom dafa doon manager moo doon manager DJ Boubs ak Jules Junior yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu ay Salam Diallo affaire demee noonu donc dañ doon nekk ak moom tout le temps ñun relation yi ñu amoon ak mbalax yi moom la ñu amaatoon ak ñële ne te fait ñun ñoo nekkoon ci digg bi quoi entre ñoo nekkoon médiateurs yi entre mbalaxmaan yi ak rappeurs yi am benn jour ñu toog di waxtaan Salam Diallo par exemple ay temps yooyu doo woon sax xalaat ñoo njëkk a def featuring ak moom ñu ci doon waxtaan ni toog di ataaya di waxtaan ni rek ñu ne lii par am na ñoo xam ne bu ñu gisoon lii duñ ko gëm par exemple gis ne ay rappeurs ñu ngi toog ak ay mbalaxmaan ay Salam Diallo pas mbalax sax mais ku di def ay taas voilà ñu toog nii di déggoo et tout ça di waxtaan ci waxtaanu Serigne Touba lañ nekkoon di waxtaan et tout ça ñu ne pourquoi duñu organiser benn affaire ñu ne bon dañu organiser benn match rappeur Salam yow léegi jëmal a set mbalaxmaan yëpp nga dajale leen ñun ñu dajale rappeur ñu créé benn match de gala boo xam ne Jardin Liberté 5 lañ koy defee donc ñu def ko affaire bi nekk réussite jardin bi deuxième édition bi nit ñi xajatuñ foofu parce que après y avait bu ñu ko waxee Salam automatiquement y avait ay ñoom ñu wax ay ñoom Bouba Ndour Birane Ndour DJ Eduardo Fallou Dieng Alioune Mbaye Nder ñooñu ay Eduardo ñooñu nekkoon première personne yi nga xamante ne ay nom si yàlla ndongolo ñooñu nekkoon première personne yi nga xamante ne ñoo njëkk a poussé affaire bi ñu ñëw juste rek voilà parce que xam nga après dina am ay photo de groupe entre artistes yi ci biir di nga leen gis ñu nekk fii nii même bu fekkente ne affaire ñu xam ne gala la affaire bi esprit yi commencé di ubbeeku gars yi di waxtaan ku nekk xam ne kii nit la quoi bu dul tey jii ñu ngi ñu taxaw foo xam ne ku xamul mënoo distinguer tey jii beneen tubaab bu ñëwoon ci dëkk bi mënul xalaat ne ay musiciens ñooy football ñii ñooy def lii ñii ñooy def la non ay nit kese lay gis yuy fo donc mën nañu am moment yoo xam ne ku ci dañuy génn carrément ci tenue yu ñu sol ba ku nekk mënul comprendre sa tenue morom te bu ñu sumbeekoo mënoo xàmmee tey boo giseen benn gendarme mu sol tenue gendarme policier bu sol tenue policier mën nga leen distinguer mais bu ñu sumbeekoo ñoom ñaar teg seen i tenue ay nit ngay gis. te je pense que monsieur Dolly juste rek je pense que ne c'est un événement bi nga xamante ne tey dafa dem ba jël benn ampleur boo xamante ne Antoine ko voilà parce que tey nekkatul football kese am na benn volet social bu nekk ci biir am na ay concerts yu nekk ci biir am na ay études yu ñuy def ci biir am na ay affaires yoo xamante ne ñu ngi ay étranger ba pare dañ ciy liggéey ak ay nit di ci may ay nit ak ay bourses man je pense que ne événement la boo xamante ne sénégalais bu amee kuy woote jàmm ci réew ak lu mu munti def. bu amee toujours ñu taxaw ne bëgguma jàmm boobu ñooñu duñu ay nit yu baax ngeen bàyyi ma ci kàddu parce que certes mënoo fi def dara ñëpp bëgg ko mais ñun dañuy def toujours li nga xamante ne moom mooy neex sénégalais maanaam jàmm parce que tey ñii di ànd tôt ou tard dina am ku ci jiitu moromam àllaaxira tôt ou tard et balaa moo yéex dañuy baarante ak léegi nii. keroog j'ai très bien apprécié geste bi Wally Seck def ak Nit Dof bi ñu joué Alassane Djigo Wally Seck dafa dem ba ci Nit Dof téye loxo bi daw moom ba ci tribune bi ñëpp jóg apprécier ko mu ñëw taxaw ak moom photo et pourtant ko xool musique Nit Dof xool musique Wally Seck rien à voir mosu si bokk et puis nga gis ne que bu day nekk loo xamante ne tey buñ la oowoon tey ne la Baxaw génn na àdduna nga téye pendant toute ta vie lu ma Baxaw def nga diñet saaga wax lu bon na nii mais tey ñu oola ne la Baxaw génn na àdduna lan ngay njëkk a ressentir lan ngay njëkk a ressentir da ngay ressentir lu doy waar di nga dem ci bàmmeelam di nga dem ci dëj bi di nga dem jaale waa këram ban bët ngay xoolee seen waa kër boo koy jaale moo tax nee naa leen chaque fois bu la doomu aadama defee dara du la metti jéggal ko te yàlla rek tax nga téye doomu aadama na ko bàyyi naa la ak yàlla wala lii ak lii am lu bon looy teg ci kawam ñu woo la suba tàggale ko papa di nga am gàcce bu rëy balaa moo trop tard nañu barante ak. waaw man xam nga
xam nga c'est un truc boo xamante ne je pense que on avait réglé ce problème man ak Pape Sidi et manque de compréhension la woon parce que peut-être ñu ci bëri doon wax ci affaire fond boobu il n'avait pas compris comprendre ñu woon fond boobu naka la demee parce que ñun match rappeur mbalax man bu ñu koy def defuñu ko pour football kese dañ koy def parce que dañ bëgg a indi jàmm ci dëkk bi déjà ba pare xaaruñu fond gouvernement bi ñun pour def ko xaaruñu fond politique wala xaaruñu benn nit pour def ko depuis des années ñu ñoo koy def ak suñu ay propres moyens te match bi 17 ans moo jiitu fond boobu te chaque année ñu def ko te chaque année ñi gis ne que stade Demba Diop nga feesal ko indi fa sécurité indi fi son indi fi lumière pare si guddi si nga def concert loolu du 3 millions moo koy def 300 millions yi président bi joxe dañ ko jox 300 millions pour culture urbaine na ku nekk ne bind lu la neex si ce domaine pour ñu subventionner la am nañu bind structuration am nañu bind non du tout juste non jaarul si ñun dañu joxuñu ñu 300 millions du tout léegi même expliqué la gars yi dafa am fu mu nekkoon dafa nekkoon bureau direction des arts ñu bind benn message ne leen ku bëgg a postuler si 300 millions yi da ngay bind benn kii. en fait Baxaw gis nga fonds boobu bu mu ñëwee Baxaw xamu ci dara en fait demoon na démarché nañ ko parce que bi koy président bi di valider ñun ñoo ngi woon palais ñun ñoo demoon palais bi ñu demee palais Malal Tall fu malaat ñu koy big up di leen wax ne ñoo ngi leen di suivre ñu ngi rafetlu job bi ñoom tamit moom moo taxaw sax wax ko président bi ne ko da ngay def lii pour cinéma pour kii lu lan ngay war a léegi lan ngeen di def pour rappeurs yi donc Malal moo andi wax boobu noonu bi mu amee projet bi man bi ma postulé demandé dañ ko rejeté parce que dañu ni ma bindee baaxul ba ma ne baaxul man bu ñu nañu gedd lii parce que yàgg nañu organiser te demeewul nii donc ñu expliqué ma Simon ne ma non doo ko def parce que da nga war a bind jëli Simon moo gën a tax ma bind dem déposé ko ñu validé bi ñu validé ñu oo ñun Dab Rens rappeur contre mbalax bokk na ci événement bu gën a ngand Sénégal fii nii à part moo gën a ngand sax défilé 4 avril bii nii parce que défilé 4 avril du regroupé nit yu toll noonu wala ay final coupe du Sénégal lay mën a am pour nga wala ay bëre loolu moo mën a am moo koy am te ñun bokk nañ ci ñi gën a tuuti liñ ñu jox ça veut dire ñun doon loolu lañ doon xaaruñu dootuñu sax demandé yi président bi na joxe 3 milliards bëgguñu ñun demuñu c'est comprendre nga fait loo xam ne da nga ko yàgg def kenn ñëwul donc bu nit ñëwee mu nar a xajam da nga koy génneewaat teg ko ni la ñun noonu la ñuy demee dara duñu sonal parce que li ñuy am ñun ñoo koy ñàkkal suñu bopp. voilà léegi après léegi bi gars yi waxee ne ni ñu postulé am ay nit yu postulé ku ci nekk bind structure bu nekk bind structure bi ne man damay bind pour monter sama studio structure bi ne man damay bind pour sama festival structure bi ne man damay bind pour sama événement bi may def et cetera ñun bu ñu dugalee suñu kii ñu rejeté ko jibi ne ma noonu baaxul après ñu rectifié waat ko bu ñu ko déposé waatee gars yi validé ko et si validation boobu noonu si 300 millions 3 millions lañ la si jox pour mu leer joxuñu ñu 10 millions te am na artistes structure yu bëri 10 millions lañ jël 10 millions 3 millions lañ ñu jox si loo xamante ne te ñi nga xamante ne ñoo ñu jox 3 millions muy direction des arts souvent bu ñuy def suñu événement ñun bind leen lettre pour de soutien dañuy jox lu ëpp loolu waxuma la lu 3 millions yooyu après ça fait que léegi mu indi benn polémique bu gars yi comprendre pour ñoom dañuy jox 10 millions pour juste match rappeur mbalax man non 300 millions match rappeur mbalax man bu ñu la wonee sponsor bi ciy dem stade bi ngay loué sécurité bi ngay loué son bi ngay loué carte yi ngay defar maillot yi ngay jënd trophée yi ngay jënd ndox yi ngay jënd transport yi ngay def ñi siy liggéey y a plus de lu mat 30 personnes autour yu ciy liggéey boo xamante ne yow boo leen fayee ku nekk di nga dugg si marge 5 millions francs CFA pour ñu comprendre loolu c'est-à-dire que bés bu ñu defoon marché bi entrée boo xam ne nit ñi dañuy ñëw fay du ñu doon ay góor ñun parce que sport publicitaire yi télé yi dañ ciy jàpp du en fait télé da ngay ñëw ñu dafa xam lu ñuy wax télé bu ñu mënti dem nag je sais pas ndax mën nañu citer tout bon xam nañu télé yi fi nekk dañ leen di télé boo leen gis mu jàllale publicité bi rek dañ lay oo ne la yónnee ñu bande annonce bi ñu teg ko. parce que xam nañu donc loolu gratuitement la maillot yi partenaires yi koy joxe parce que du ñu ñëw te amuñu maillot dañuy ñëw jox ñu ay maillot lépp ku ci nekk da ngay ñëw contribuer ku nekk da ngay ñëw contribuer donc léegi yëpp voilà keneen ñoo ne moom mën nañu man amul problème dinaa gérer sécurité yi
bi ñuy mujjee def édition bi passé télé gars yi ñeneen ñi ñoo doon wax sax di wax naan ay woy na nit ñi ñëw jàpp ci événement bi na nit ñi ñëw jàpp ci événement bi na nit ñi ñëw jàpp ci événement bi te affaire bi dafa dem ba nekk affaire boo xam ne événement boo xam ne c'est national tey événement boo xam ne kenn warul xaar pour ñu oola sax nga ñëw war cee jàpp parce que lu rafet la gars yi dañuy dem ci ay dañuy def ci ñoom Matador par exemple loolu la ñuy def ñu ngi leen ci remercier bi ñu ne affaire bi bu ñu nekkee Pikine la ñoom Matador dañoo ñëw récupérer événement bi récupérer ko seen bopp ñoom mel ni seen yëf la baxaw bu mën a wax na ma ay demal da nga war a dem Pikine wala ndax yaa ngi ooña Matador dama ko ne baxaw soxla lu may dem événement bi ren moom mu ne waaw ma ne ko agriculture urbaine moo ko moom ñun moomuñu ko man du ma ci rees sama bopp la preuve bi ma demee football match bi man bi ma toogee dama taal sama oto ñëw terminus pour préparer concert bi pare naa ci parce que événement bi seen événement la te wóolu naa leen parce que xam naa ne yàgg nañu organiser noonu la ñu mel léegi nag pour ay 300 millions bi tax gars yi di wax ni man 300 millions bu ma ko président bi joxoon ak ni Sénégal mel ak ni Sénégalais di doxee dëggantaan njaay quoi dama 300 millions pour rapport Sénégal yëpp dama koy jël téye ko man kese waaw dama koy jël téye ko man kese mais parce que man 300 millions doyuma pour sama événement doyuma pour sama événement. Jeune génération bi yan rapport waaw mais nouvelle génération bi génération la boo xamante ne je pense que il faut les encourager il faut que ku ci mel ni Dip c'est-à-dire que tey génération la boo xamante ne tey dañu am benn yàlla da leen may benn code de popularité boo xamante ne je pense que ku ci nekk si ñoom xam ne nañu koy gérer et je pense que ñun génération bi nga xamante ne ñoo leen fi jiitu dañoo war a juste rek communiquer ak ñoom parce que bu ñu communiquer wul ak ñoom rek mun na indi benn genre réero ku ci nekk fag ne ni non kii bëgguma wala kii bëgg na or que génération la boo xamante ne dañ leen war a jàppale dañ leen war a support dañ leen war a may doole comme ñun ni ñu grand yi defoon comme ni ngay gisee benn Fata produire benn artiste produire ko def ko ay may ko doole je pense que tey il faut que yenn grand yi nangu que booy yàlla may na leen popularité booy yàlla may na leen talent booy ay nañu il faut que ñu nangu lu yàlla def si ñoom et puis support leen jàppale leen surtout. Viviane suñu sœur la comme ni Coumba Gawlo nekkee suñu sœur Aïda Samb nekk suñu sœur waa en fait li ñu sekk ak moom lañu sekk ak ñëpp c'est day am xam nga ay xarita ay nit munoo bés bu nekk nga gis sa nit yëpp tey dañ lay gis nga nekk ak kii parce que da ngeen sekk jàmm suba ñu gis la nga nekk ak kële parce que da ngeen sekk jàmm mais munoo dajale ñëpp rek nekk ak ñoom benn fan. Vivi sama jigéen la moom sama payra laa koy oowee sax sama nit la nit bu baax la franchement liggéey nañu liggéey boo xamante ne mooy album Wuyu Ma et puis ñu liggéey ko si liggéey bu gaaw mu neex sénégalais yëpp mu nekk jigéen boo xamante ne dañuy wootante di déggante weccante xalaat ma jàppee ko mag mu jàppee ma rakam et puis voilà. mais affinité bi kañ la commencé Viviane frère wala avant non Viviane frère bokkuñu si Viviane frère ñee la woon ñoo nekkoon frère bi ñoom Fata la woon quoi. ñoo nekkoon Viviane frère ñun non courant bi dafa non après xamante nañu si milieu yi xamante nañu si yenn affaire yu bëri xamante nañu parce que ñëpp xam nañu Viviane et puis voilà dama nañ ba côtoyante par le biais de Mbacké Dioum et tout donc après noonu la ñu àndee maag moom hëpp ñu amante échange de contact di déggante de temps en temps après ba benn jour ñu nekk si un projet man ak waa Banlieusards ma woo ko ne ko ce serait bien nga ñëw déglu groupe bi bëgg nañ def ak yow benn morceau mu feebaroon jour boobu après ma incité ba mu ñëw studio bi mu ñëwee si lañ def morceau Lunkale bi ñu defee morceau Lunkale fekk fa woon Akache après bi ñu demee Guinée si la fekkante Akache présenté ko ñu taxaw vite fait nii rek man Akache dafa benn tube pour Viviane si la composé Wuyu Ma ma bind ko en espace d'une heure de temps ñu prise ko après. Wuyu Ma lan la ci Viviane versé. lu ma ci versé ko entre man ak moom la nag de. non pas xaalis bi mais lan ak lan droit lan ak lan. ba li ci war yëpp li ma war yëpp si morceau Viviane si morceau Wuyu Ma bi def na ko déjà droit yi cédé na ko donc na ma jëlal droit yëpp et puis donc déjà may rafetlu geste boobu mu def ndax mënoon na ko ci bañ a fekk quand même. d'accord seen clip bu bees bi mu génn gëjoon na leen gis mu def un tollé lan moo tax titre boobu. suur naa. clip bi. suur naa daf may def ay reetaan suur naa ba léegi tamit parce que suur naa grand bi ma ko njëkkee pour na compliqué bi ma njëkkee indi morceau suur naa dafa déglu morceau suur naa bi na ma boy lii daal boy muy loolu quoi man ba ma waxee su ma la dégluloo benn son ma ne lii tube la rek jàppal na tube la ma dégluloo ko morceau bi mu ne ma mooy loolu non dafa ndànk rek muy aaral mu bardewul si son bi ma jël son bi déglu ko bind son bi ba dem studio prise son bi
prise sama partie prise partem ñoo na ko jibi mu ne ko déglu son baa ngi nii si lay soog a naan dina ne ko son bi mën na nekk tube après si lay ñëw prise après ñuy def voilà. tax mu nekk tube de c'est tube bi xam nga mooy lan. waaw suurnaa yi 80% wu kër Sénégal yëpp am benn suurnaa. non non bu nekk 80% da naan 99,5% yëpp am nañu benn genre bu mel ni baxaw ci clip bi. sama benn copain dafa ñëw barki démb jógee États-Unis ñëw nag parce que dañ doon gisante ma ak moom veille bi ñu gisante le lendemain mu ñëw bi mu fi dugg mi ngi sonn quoi dama boy seen morceau bu bees boobu ma ne ko waaw mu ne ma dañu am benn suurnaa suñu kër quoi léegi suurnaa boobu moom la ñu yóbbu base. léegi lan moo tax ngeen tuddee ko suurnaa. en fait juste dañuy expliquer benn histoire boo xamante ne benn gaayan bi mandi la bu nekk ci kër gi nekk ak frère am ci kër gi ak ay locataires ci kër gi et tout donc voilà mu nekk benn événement boo nga xamante ne jour yi waa ji am na lu ko metti ci gàlle bi mais yu ko mës a metti yëpp mosu ko wax parce que dañ koy toujours moom mooy mandi moom la gars yi di toujours indexé moom moo mandi lu fa réer moom lañ koy jiiñ ku ñu agressé mbedd bi sax ñu ne est-ce que du mandikat bi ba benn jour mu toog ci kër gi mandi benn midi di ne day dem yoonam gedd kër gi yëpp après boo xoolee benn petit frère am génn kajju ko mu génn nag après loolu mu indi xeex bi nga tax nag moom moo tax tey mu ne leen damay mandi d'accord naa ko waaye ñaata ñoo fi yàq biir jàpp seen ñàmbur. naka la inspiration texte bi ñëwee Baxaw. waaw man tu sais que ñun dañ dëkk Sicap te ku dëkk Sicap dëkk booy temps xam nga sénégalais yi lu ñuy dund sénégalais yi ku ci nekk si ñun tey boo xoolee artistes yi ku ci nekk si ñun tey bind nga loo xamante ne boo toogee da nga naan mais kii lan la xalaat fan la xalaat exemple man tey su may déglu morceau prési xaw ma ndax xam ngeen prési yow laa la exemple day morceau boobu su ma koy déglu damay toog ma ne inspiration yi bi naka la ko prési amee parce que morceau bi à la base bi ma koy njëkk a def sama objectif dama ne woon jibi morceau bi dama koy dox ñagas ak Fumaraat ñu def ko parce que man ñoom laa gisoo ñu def genre morceau jaay preg bi nii parce que ñoom dañ ko doon yóbbu si beneen niveau sax si tu veux après ma envoyé ko pourtant envoyé naa ko Fumaraat mais malheureusement comme que malal moom du am ay téléphone yoo xamante ne day am ay internet wifi ay affaire téléphone yu ndaw lay am waaw téléphone yu ndaw lay am te téléphone bi tey puce bi mu rocci ko def ko si téléphone yu ñagas donc doo ko jot après par la suite mu yàgg ma jël ko def ko donc maa koy jël après mu yàgg après mu nekk morceau boo xamante ne da nga koy vivre si secteur si société bi da ngay gis kër bu nekk peut-être am na nit ki nga xamante ne même bu dee mànduwul am na benn dëngaay bu mu am boo xamante ne saraxu kër lañ koy wax et pourtant si saraxu kër googu noonu kër gi am na ñoo xamante ne ñu ngi def lu pire li gën a garaaw moom la ñuy def certes si alxuraan yàlla dafa ne sàngara mooy ndeyu ñaawteef mooy umul xabash mais si yàlla tamit da lay wax ne la bàkkaar bu gën a rëy ci bàkkaar fen la moo tax mi ngi naan wër toog di mande ma gënal di wër di fen te sénégalais fen lay fowee fen lay yenn sénégalais boog moom la ñuy fowee da naan booy da ngay oo ni téléphone sax mu naan la booy maa ngi ni sama gaal di sangu or ko ak waat naan la billaahi maa ngi nii di yegsi du ñu mës a ñëw jàpp na ñu ngi lay dóor or que ñu ngi yëngal aras Fata dama nga ne ko Fata maa ngi ñëw sa fa nekk mu naan la maa ngi nii di sa gàlle gaareel maa ngi lay seen yaa ngi sol yëre. Baxaw lan moo tax bu ñu nee Baxaw ñu bëri naan dafa bëri histoire. parce que xamuñu ma. dafa mën a kaas. mais parce que xamuñu ma rek ñi ma xam dëgg boo ne Baxaw dañ naan ku baax la ku yaru la ku cool la ñi ma xamul ah waaw ku kon la ñuy wax mais ñi ma xamul dañ naan Baxaw dafa réew dafay jaay affaire day tux day mandi day def lii day def naa day def lii mais ñooñu ñëpp di wax yëpp dañ ma xamul te nit ki boo ko xamulee wax ci moom bàkkaar nga léegi nag ñii di wax loolu yëpp man Baxaw baal naa leen ci xol bu sedd guy te yàlla na leen yàlla baal sama yaay laa ko jëlee jeex na tàkk samay bët sama yaay laa ko jëlee samay bët dafa xongoon bu may nekk xale rek surtout bëtu café laa amoon bu metti sax da doon metti de telle sorte que su ma mosaan gis lumière nii dama daan gëmm rek nii rek laa daan def après par la suite lañ ma faj je me rappelle bien bu ñu may faj pour ñi seen bët doom yi xonk ba jaaxal leen souvent dañuy def nii la ñuy def nii parce que man nii laa doon def temps xale nii nañ jël batanse daggati ko daf ko 4 parties daf ko ci ndox xooj ko di koy sëlëm xale bi. mandi man musuma mandi man du ma sax tux cigarette